nuyu délégation bi nga àndal yëpp di nuyu aussi coalition bi yëpp nit bu yóotu dara na commencé dugal boppam ci biir loolu ndax yàlla yéene gu baax boo ko defee mu fekk la ci loolu tax déjà d'ores et déjà honorable député bi ku la ko wax ni la amin ba pana nangu ko ndax jombul kenn te sa parcours politique may na la tey foofu ñëpp taxaw yow tam nga àgg fa taxaw fa fii nga ñëw nag tey dafa bare toujours dama koy déplorer ñoo xam ni bu nu tolloo ci wàllu élection dañuy romb di dem alors que xam nu ni silmaxa yi ak handicapé yi en général électorat bu important la masse électorale bu am solo la ndax silmaxa yi particulièrement dafa am lu nu représenté seen biir famille ñu yaakaar leen kon bu nu nee fii laa jublu rakk yaag mag yaag waajur yaag ba ca ñu dëkk koñ ba dañu ciy jàpp parce que dañuy xam ni kii ëllëgi si biir bu fekkee ni lii muy wut am na ko ñun tam aussi daan ci séddu rawatina koñ bii nga xam ne nag fi la ñu implanté suñu siège association ñu nekk fii depuis très longtemps forces armées moom moo nu ko réhabilité ba mu béréb bi mel nii mu mel mbootaay gi nag dëgg la sax dañuy wax ni mbootaay statutairement dañu apolitique mais nag les membres yi nga xam ne ñoo ko composé dañuy exercer seen devoir en tant que citoyen à part entière alors ba nga xam ni kon du ñu wax ci turu mbootaay mais daanu wax ci turu communauté des aveugles la communauté des aveugles d'ailleurs moo gën a yaatu mbootaay ndax dans la communauté des aveugles il y a les aveugles il y a leur famille il y a leurs amis il y a leurs proches donc nag ci communauté boobu nga xam ni ñun dañ ci représenté lu baree bare la ñuy jëlee sunu kàddu waxtaan ak yéen coalition bi nga bokk bu dee man de maa ngi ci ndax 1968 laa jël carte MJPS 1968 depuis lors mësuma génn bañ naa ko ba sama devise personnelle mooy socialiste pour toujours PS à vie te je crois que le parti socialiste est un allié important dans la coalition kon man ku ma woo ci loolu dama ciy sawar beneen anam biit mooy ñun handicapé daanu sawar lool ci jàppale coalition bi ndax nag président Macky Sall depuis que mu ñëw au pouvoir lépp loo xam ni day développer handicapé ak njabootam mi ngi taxaw ci loolu keroog bi muy joxe carte égalité des chances booba handicapé yi nekk nu woon sax ci décret bi ndax ci décret bi dañu ne rek il faut être d'extrême pauvreté mais critère handicap bokk ci woon waaye ba mu yëkkatee carte la wax ni kon ku amati carte égalité des chances automatiquement dañ lay jox enrôlé pour sécurité familiale ak couverture maladie universelle si cérémonie ba sax ministre ba sax interpellé na ko woon kon ni ko décret bi waxu loolu mu ne ko un décret on le reprend on le révise c'est la dugal handicapé ci bu sécurité familiale ak yeneen yoo xam ni mooy li ñu tuddee les filets sociaux muy loo xam ni ay sayu pexe la yoo xam ni pour xettali way laago ci yi nga xam ni ñoo doon ay jafe-jafeem muy accès à la santé de accès à l'enseignement et à l'éducation avec l'enseignement inclusif ak yeneen xeetu ndimbal yoo xam ni sax suñu fàttee sax da koy dabuwaat keroog bi ñuy joxee ceeb bi ci résiliation bi dans le cadre du RNU handicapé yi nekkuñu ci mais bi nu ko interpellé wax ko dafa ni dina yëkkati un quota spécial joxe ko bu ñu joxee ñi nekk ci RNU bi ba pare ñu jox handicapé yi mujj gi sax handicapé yi ëpp chance parce que am nañ ci 3 fois wala 2 fois dégg nga ak yeneen lii nga xam ne it moo am muy les bourses yi muy joxe individuel 80 000 yi bi nu ko ne bu dee ci RNU bi aussi handicapé yi duñ ci ne nee na kon jox leen ñi nekk ci RNU bi mais après daanu yëkkatiwaat encore pour jox handicapé ak seen famille mais ku mel noonu nag bu fekkee ne am na yéene boobu ci yow di dox loolu ci yow amul benn mardi bu ñu dul def conseil des ministres xaw ma mercredi te dans sa déclaration
waxu ci nanu jàppale handicapé yi ñiy jàng ak famille yeeg yu kenn xamul kon nag ku mel noonu su fekkee ni depuis lors ñun dañu nekk Sénégal mais ñu toll moom ci niveau bu mel nii ah il faut qu'on milite pour la poursuite des filets sociaux il faut qu'on milite pour la continuité alors ba nga xam ni kon loolu mooy suñu yéene loolu mooy doon suñu taxawaay te nii nu ko waxee ak yow noonu lañ koy waxee ak suñu mbokk noonu lañ koy waxee suñu xarit noonu lañ koy waxee suñu mbokk parce que nag nit ki amoon lu dul lu la jàppale beneen anam bi ci des it pourquoi ñu war la jàppale yéen seen liste départementale bii tey jii yàlla na yàlla def nga nekk assemblée nationale te am nañ ci yaakaar ah mais bu nu dégg bu nu amee benn tournée bu nu bett dañu naan nañu seeti honorable député Cheikh Gaye mu may nu carburant mais bu dee nag keneen duñ ca jotee bu nu amee kii une doléance une préoccupation bu nu bëgg jotale parlement bi dañu naan nañu ñëw jox la ko nga porté ko dégg nga kon dañuy ñaan yàlla lii nuy yóoti yàlla na nga ci jot mbootaay gi ne mbootaay national la te nii nu waxanteeg yéen la nu waxanteeg suñu union régionale yëpp ci comment voter pour la poursuite des filets sociaux te am nañ ci yaakaar bu yàlla defee it ñu dem ba nga xam ne élection yi jàll na ba yàlla may ñu majorité comme ni ñu koy souhaité di ko ñaan préparé nañu benn document boo xam ne ñi ngi ko tuddee plateforme des préoccupations des personnes handicapées pour la 14e législature lépp luy sunu ay ité dañ koy foofu def ko bind nañ ko ba pare muy point yu bare ba sax dem nañ sa wax ni au lieu que muy am xam nga assemblée dañ naan amicale des des députés pour les handicapés wala nañ ko ériger en commission au lieu que ñu ni commission sociale rek na am une commission spéciale à l'Assemblée nationale boo xam ne day jël en compte les questions relatives aux personnes handicapées waaw parce que nekk nu fa mais lu mel noonu bu fa amee ñu dugal fa suñu ay nit nekk fa bu boobaa mel na ni ña nga fa teew ah loolu daal moom la ñuy ñaan di ñaan yàlla na nu yàlla may ndam yàlla may nu ndam yàlla may nu jàmm parce que jàmm gi nag moo ëpp solo lu nekk yàlla na nu xëy suba le 31 ñu dem voté ji ci ngoon ñu am ndam bu altine ñëpp xëy suba liggéey waaw loolu la lay ñaan. mais yàlla dogal na dëkk bi leen dëkk nun ci yàgg na dégg sa tur nag xëy na soo gisee waaye ndax yaakaar naa dëkk bi maa ngi dëkk fay teere bay mars fal dëkk awa dëkk la gën a jege ak ñaani kan waaye fii laa bokk siège bi fii laa bokk xam nga ñoo gisee gu ma ñu waaye yow ma giseel mel neen gis na ma ñëpp kon na ñaan yàlla li ñu yaakaar yàlla defal na ko nga xam daal bu yàlla dugalee nga toog ak jàmm nga jàpp ni silmaxa yi ci dëkk ci koñ bi nga xam ne ñoo yow la fi nekkal ndax xam nga nun sa ñëpp di ci bopp sa ñëpp di Aziz yàlla andu dama sa toog ak moom man ca jamono yi woote bu njëkk ba mu ne yéen silmaxa yi di lu ma nekk ci ngeen nekk kon nag bu ma see ngeen Macky Sall mii ngeen jàppale ko ndax tax man la wax ne du ma ko wax ñëpp na wax yéen laa ko wax yéen ndax yéen benn ngeen ci man lu ngay xew da ngeen ñëw ne ma jógal ma jóg kon nag bu lee amee da ngeen damay wax li ma bëgg man tam lii ba mu la ko waxee yàgg ëpp na fa ba fekk na ba man ci PS laa mos a nekk man yàlla xam na ko moo tax bu lii amee dama ci sawar ñaan yàlla nag sa mbir yàlla na def jàpp ndaal di la xamal daal nun fu toll comme li am na duñ def seen ñaanu bopp ndax noonu ay waayal loonu waaye yàlla nag moo ñaan la am bu sa yàlla fas lu fees tey jii fu ñu defee ñaan del si boole bu sa yàlla def jàpp ndaal bar kenn def wasalaam. leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk ak seen tur ak seen sant man la Cheikh Gaye ay mama aaw mberi aaw kee ci gannaaw sama doom la mooy sama taaw mooy magu mama aaw man nag yàlla dafa def ni boobu ba tey duma dem nag ci ay ndaje mais sama carte moom fu mu nekk bu heure wote jotee dinaa xëy suba teel dem wote ji dellu si waat ci sama kër sama doom nag fu mu nekk rek fa laa nekk sama doom sonn na ci ak képp koo xam ne daf ko xam Youssou Faye mais mooy papa moom lañ ko bàyyile woon kon nag ñoo ngi ñaan yàlla le 31 si ngoon yàlla def jàmm ak xéewal nga toog xam ni ñin nga toogal si darajo yenent ba yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def si darajo yenent ba ndax Mariétou mais
Thiaw mi toog mooy borom këram kii mooy yaayam li mu wax rek maman a ñun Kawsara Fall ñoo bokk dëkk waaye noonu la ci sonne ba barki démboo njaay ndox mi da ci nekk ba timis indi ay pompe kon kooku mënuñu koo fay doomu Jili Njaay jënd pompe Ablaye Jéey ñëw ba démb rek ñëw na fi kon xam nga lu ne ñaan yàlla ndam te dañoo bëgg bu tawee sax nan xuus ci ndox mi dem voté ji kun fi manti tegit dañuy mitti rek duñ fi jariñ dara kon ki fi yàlla teg nan bàyyi ba sunu borom jële ko fi ndax boo ko fi jëlee te sunu borom jëlee ko fi dangay sonn kon moom la fi yàlla teg nan ko bàyyi mu àggale su àggalee jàppale jigéen ñi gën a jàppale sax jigéen ñi laay wax ndax nag deer bii fi amu fi woon ci moom lañ ko xamee di ci jël di ci liggéey te moom moo tax ñu xam ko social it noonu kon nañ ko bàyyi mu àggale suñ ko bàyyi mu àggale dinañ ci gis suñu bopp keneen gis ci boppam ndax nag fa tubaarkàlla macha allah 16 bii ngeen toog lu fi ñëw rek am nañ ci muy ceeb muy dëwlin muy pomme de terre soble lu mu mënti doon marimé damay woo ni ma caw nee na nga ñëw jël sa wàll kon lu ngeen fi indi rek ak lu mënti doon rek jot nañ ci kon yàlla na yàlla lafal cat boobaa na ñëpp dem voté ji kenn ku ne xam nga bi ngay voté carte baa ngi nii bu ñu daa taw rek ñu toog ndax boo fekkee da ngaa dëkk ci gox ñuy am lu nuy xeex da ngaa war a jàpp ca xeex ba mu ngi nii nan la dimbale ngir yàlla yonent bi yàllaa ko fi teg nan bàyyi ba sunu borom jëlee ko fi jëleegu ko fi nan ko jàppale mu gën a eggale bu neexee yàlla. fii ngeen ñëw comme ni ñu ko waxee rek mooy la communauté des aveugles la communauté des aveugles ni ñu koy waxee nag tout le temps état bi ñu ngi def lu ñu mën comme ni ko président waxee les filets sociaux mais war na gën a mën a jag war na gën a mën a baax tey ji suñu delloo ci wàllu mendicité suñu président dina faral di wax nañ ko xeex par des moyens humanistes réalistes parce que suñu delloo ci code pénal article 245 bi dañoo tere yelwaan lu dul bésu àjjuma bésu dimanche yaa ngi ko war a defee ci juma ci église ak ca wetu armeel ya suñu bàyyi bàll mi yor micro bi di wër ci mbedd yi xamul loolu xam naa suñu ko ramassoon loolu déli la waaw léegi ba tax na kon yooyu yëpp dafa laaj yéen su la demee assemblée ngeen wax ci ba yooyu mën a dañ parce que loolu ci jamono tubaab bi la fi nekkee woon soo xoolee tamit ci wàllu recrutement yeeg yooyu souvent dañuy ñëw rek ubbi fonction publique ñu ne nañu recruter handicapé déposé ñu jël ay 3 4 5 kii mais war na mën a am des mesures spéciales pour les personnes handicapées yooyu nag assemblée nationale yéen député yéen ko mën a xeexal yéen ñu toog foofu comme ni koy Alassane Ouattara di defee ko Turquie soo demee at bu jot 250 postes réservé nañ ko ci niveau fonction publique handicapé yi ñoom ñooy compétir seen biir kon loolu yaakaar nañ yow bés boo demee assemblée nga doon suñu kàddu tey ji su ñëwee ci wàllu financement yi dañu décaisser des milliards pour les femmes handicapées des miettes ay projet 500 000 ay projet 1 million te war nañu mën a oser ba handicapé yi benn handicapé wala benn groupement handicapé ñu war ko mën a jox 1 milliard wala jox ko 500 000 pour mën a am autonomie financière pour mu xam ne su ci defee dara dina mën a réussir tey ji soo ñëwee ci programme état bi lu bëri handicapé mën nañ ci jëriñoo mooy comme Agri Jeunes comme wàllu élevage ak yooyu yëpp ci soo xoolee tey ji avec le MPSAS tenté nañ benn expérience fexe ba léegi jeunes yi ñu orienté leen ci wàllu mbay am na promotion bu njëkk a génn jot nañ seen attestation am na actuellement yeneen promotion nekk en formation yooyu en tant que député bëgg nañ bés boo demee assemblée nationale nga taxaw ci ba financement yooyu mën a jàppandal seen côté ñu oser investir foofu ba ñu mën a doon des acteurs de développement parce que tey jii soo demee ay États-Unis soo demee ci yeneen pays les plus milliardaires les plus riches sont des agriculteurs kon war pourquoi pas ñu tenter ko fii te expérience boobu à part Maroc ak Cameroun Sénégal mooy 3e pays bu tenté handicapé yi surtout aveugle di def formation en gestion agricole tey ji suñ ñëwee ci wàllu ressources minières yi tey ji soo xoolee suñuy dégloo ci rajo yi ngeen ngi déglu assemblée nationale dañ naan la pétrole bi fi dugg kat tant de milliards lay doon attribué nañ secteur bi temps attribué nañ secteur bi temps te pourtant loolu noonu am na pourcentage boobu suñ ko gën loon handicapé ñu dajale ko ça sera des milliards dina gën a yombal seen financement dina gën a mën a yombal seen épanouissement dina gën a mën a yombal seen prise en charge dans la communauté ci wàllu santé ci wàllu formation ci wàllu éducation kon bëgg nañu yéen soo leen demee assemblée nationale ci ressources minières yooyu ci wàllu or wàllu pétrole wàllu zircon yooyu yëpp ak phosphate bi comme ça ñu au moins mu mën a am ay pourcentage yoo xam dañu koy génne di ko verser pour la communauté des personnes handicapées tey jii soo xoolee Tunisie essence lu ñu fa jaay am na pourcentage bu ñu fay génnee meew mi am na lu ñu fay génne ba tax na tey jii seen handicapé da ngay feebar dem hôpital prise en charge bi c'est gratuit kon yooyu yëpp war na gën a mën a renforcer gis-gisu président ci couverture maladie universelle boobu
tey ji su fekkoon ay retombées dafa génne foofu ñu koy verser foofu enrôlement bi day gën a yomb te day gën a yaatu suñu xoolee tamit ci côté secteur privé bi war nañ mën a gën a inciter am na soo demee Europe nga gis société boo xamante ne dañ lay réserver 6% soo jëlee handicapé ñu am texte yoo xam dañ la koy teggil kon tey ji suñu dëkk bi yéen député yi war nañ leen mën fexe ba loolu mu am Sénégal député bu société bu nangoo embauché handicapé su boobaa ñu tegg la ay taxes yoo xamante ne foofu la loolu lañ koy récompenser moom aussi tamit des recrutements yoo xam ne day am convention entre privé ak état bi su état bi jëlee handicapé fay 50 000 fële kay fay 50 000 suñ ko boolee day gën a jàppandal maanaam yii yëpp ay junj la comme ni ko président waxee ci plateforme bi yoo xamante ne dëxën nañ ko di xaar bés boo leen demee assemblée nationale tegal leen ko mu doon matière boo xamante ne di ngeen ci mën a yëngatu mën cee jàppale handicapé yi bu baax a baax kon ba tax na ñun suñu wàllu bopp amul ñu ngi suñu xel dal na te rafet nañ njort parce que le fait que nga déplacé wu ñëw le fait que aussi tamit avant lii di am nga jaxasoo nit ñi côté yu bëri nga ci yëngatu kon gën na dalal suñu xel ci ñun comme ni ñu koy jàppale souvent suñu mag yi ñaan lañu am ba Baye Baal wax na ko sànq soo jàppandalee wala mu mën a nekk coalition bi tamit ñu jàppale suñu magu silmaxa yi suba wala àjjuma ñu defal leen benn géewu ñaan boo xamante ne dañ ñaan ngeen dugg ci élection yi jàmm ak salaam yàlla defal leen ci ndam aussi tamit jour élection yi souvent suñu mag ñi Baye Balla moom daa bëgg a mbedd mi soo leen waxee nañu tëj kër yi ñu dem kii yàgg bu ñu yàgg foofu day xaw a métti ñoom moo tax souvent dañuy diligenté pour ñu gaaw voté ji ñu soo leen mënee am tamit lu leen motivé ba jour boobu ñu mën a muñ journée boobu yëpp dem toogi ci centre yi voté benn bokk yaakaar loolu tamit day gën a baax kon ci loolu laay tëjee di leen remercier di leen dalal jàmm di ñaan yàlla defal leen ndam wasalaam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yi ñu fi fekk yëpp di tàmbale suñu nuyoo ci suñu papa Faye ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu ñi nga xam ne jël nañ fi kàddu yëpp di nuyu suñu frère Matar Thiaw muy koo xam ni suñu xamante du tey donc di nuyu aussi ki nga xam ne mooy yombal tey suñu accès ak association bi muy notre frère Ali Dia qui est l'un des formateurs au niveau de l'INEFJA yàlla dafa def man tey njëkkul lekk ñu ñëw di saafonte ak association bi wala suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk INEFJA ci action yu mel noonu ci lañ xamante ndax Pape Faye bi nga xam ne doom la ci suñu Papa Faye mi tey yàgg nañu xamante moom papier yi nga xam moom daan lijjantil xale yi nga xam ñoom la ñuy wutal kayitu judd ñu koy wax audience foraine bu daan bëgg pour muy yomb te gaaw ci ma la daan ñëw pour ma defaral ko muy suñu frère ñu yàgg di échanger nag te mu jàmbaare nag ci association bi di ci defal lu am solo yàlla def bi ma demee ba nga xam ne dañ maa tabb ci liste député ma ne député kat d'abord dafa war a nekk koo xam day teewal ñëpp assemblée nationale boo waxee ñëpp nag bàyyi woo handicapé bàyyi woo way wàññeeku bàyyi woo kenn ñëpp ci lañ bokk ba tax na ma ne man naa dem seeti ñëpp sama xel dem ci Ali ma woo ko ni ko man dama bëggoon rencontrer association bi ci la ma profité conseiller ma xamal ma ni ma am na ay xale yoo xam ni dans le cadre de la formation octroyée à travers la 3FPT financée par l'État du Sénégal ñu ngi def benn formation à Ngent donc ci wàllum agricole ma ne ko mais loolu c'est extraordinaire loolu moom dara gënu ko am solo maintenant man dinaa déplacé wu ñëw ba foofu ñu nekk ma saafonteeg ñoom waxtaan ak ñoom dalal seen xel xamal leen fas naa yéene teewal leen ca pencu ndaw réew ma waaye koy teewal fenn day fekk nga xam la muy bëgg-bëgg ak mébétam bañ fa demee rëccu ñu fa suñu teewaay fekk nañ fa xale yu jàmbaare mais fekk nañ fa ay encadreur yu am détermination bañ waxtaanee yëguñu woon sax climat bi ndax bëgguñu woon waxtaan bi jeex ndax loolu ñun musuñu woon a jàpp ni xëy na loolu am na fii ci biir dëkk bi loolu nag ba ma ciy wax nee naa leen lii ngeen bénéficier comme formation day dëggal ni président de la république mu ngi bàyyi xel way laago yi te loolu buñ koy wax dañ koy wax ci contexte boo xam ni dafa fekk ndaw ñi dañoo lancé woon un signal au président ci bëgg ñoom ñu bàyyi xel ndaw ñi ci ay préoccupation mu boole ko ci tey su jëlee suñu moroomu ndaw ni kaay leen ma former leen am na yéene boole leen ci maanaam wutal leen insertion ngir ñu mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen i waajur mais également mu jël ñu tabb ñu ci liste
ñu ay ndaw te daanaka booy xool coalition bi ëpp lu mu dugal ci ay ndaw ci listam coalition Benno Bokk Yaakaar la kon moom wane na ni comprendre na signal bi ko ndaw ñi lancé loolu nag continuité bi mooy ñun ci suñu bopp ñu dañu boole suñu force def ko benn say dem wuti représentativité au niveau de l'hémicycle pour porter les doléances des Sénégalais donc dugg nañ ci détails yu bari si yu ñu waxtaane ci la recueillir sax yenn préoccupations yi am yoo xam ne fekkoon na mu nekk ak man ndax dama ne bu ñu waxee société ñëpp lañ yamal ndax ku ne sa nga yor sa carte d'identité te kenn ku ci ne loo jënd yaa ngi contribuer ci économie réew bi ba tax na lépp lu société bi di jox population aussi war na bàyyi xel couche yëpp ñu gis ci seen bopp nee naa ne bëgg nañu bu ñu demee porter doléances yi jëm ci wàllum ay loi d'orientation yoo xam ne day faciliter accessibilité donte état du Sénégal def na ci ay jéego mais ñu gën koo yaatal bokk na ci bus transport public yi ndax boo demee Europe da nga gis day am partie yoo xam ne dañ koy réserver mu nekk ay rampe bu bus bi ñëwee bu fa taxawee foofu la ki nga xam ne yàlla dafa def mu am ak wàññiku dina mën a jaare foofu dugg te am na place yoo xam ne ku fa mën di toog boo ci gisee tey ku mel ni ñooñu da ngay jóg bàyyi ko mu jël place am toog te loolu mooy cër beneen bi ki topp mooy ñu yemale chance yi ci wàllum njàng mi ni ñu defee de yeneen xale yi ñu am possibilité dem di jàng correctement ci am ay écoles yu doy ñu fexe ba ñoom tamit ñu am ci accès ci écoles yooyu continuer seen jàng correctement beneen bi mooy ci wàllum comme recrutement fonction publique parce que tey jàpp naa ni am na lu ci état du Sénégal def parce que dafa am loo xam ne ab loi la boo xam ne proposé woon nañ ko ba daanaka avancé woon nañ ci ñun dinañ fexe bañ matérialiser ko ci suñu taxawaay mooy fexe ba benn pourcentage boo xam dañ koy allouer saa yu fonction publique di recruter génn benn pourcentage boo xam ne daan lii à l'avance c'est réservé aux personnes handicapées te loolu aussi su ko defee day ñëw rek nekk ak yokkute ci action yi nga xam ni door na ko suñu papa Faye listé ko léegi mu jëm ci wàllum bourse de sécurité familiale mais carte égalité des chances yi ak taxawaay yi nga xam ni jëm ci wàllum couverture maladie universelle ak yeneen loolu lépp nag taxawaay bi nga xam ne tey jii ñun moom la ñu war a taxawee ngir loolu yëpp gën a mën a yomb dafa laaj kenn ku ci ne nga engagé wu ci le 31 juillet incha allah moo xam da ngay waxtaan ak sa njaboot mais également wax ak membre association yi ñu xam ni ñun fas nañu yéene nekk seen porte-parole seen représentant à l'hémicycle ba lépp loo xam ne seen i doléance la muy wéy muy ji lu ñu jot a recueillir ak li nga xam da leen di dab ci lu ngeen di fàttaliku yëpp nañ ñu ko àggee ñun fas nañu yéene taxaw assemblée porter ko niñ fas yéene porter doléance yu sénégalais yëpp incha allahu rabbi l'engagement que nous prenons ici mooy nous comptons représenter dignement population Thiès mais la jeunesse Thiès mais la jeunesse du Sénégal à l'hémicycle suñ ko waxee nag mooy ñu bëgg nañu bokk ci député yi ñuy citer en référence à l'assemblée ci seen taxawaay mais ci comportement bëgg nañ ko taxawee fexe ba ndaw bu ñu gis biir assemblée di gis boppam ci ñun biir assemblée nationale loolu moo nekkoon kàddu yi di la wax ni dégg nañ aussi li ngeen wax dinañ ci bàyyi xel bu soobee yàlla ba bu ëllëgee lépp loo xam ne tey ji possibilité la wala ci suñu relation mu mate ko mu nekk seen i bëgg-bëgg fas nañ ci yéene ànd ak yéen taxaw ci jàpp ci ba yàlla def ci li ngeen xam moom ngeen ci bëgg di leen sant bu baax di remercier bu baax suñu frère Matar Thiaw ndax xëy na ñëw bi fii moom moo ko yombal waaye ñun amel nañ ko njukkal parce que lii mu ñu yombalal tey jii xëy na yombul woon te nag lii ñàkkoon fee ñëw tamit wóorul donc di leen sant di sant suñu frères yi ñu fi fekk yëpp di sant suñu jigéen ñi soxna yi ñëpp macha allah taxawaay bi am na solo donc di sant yàlla bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.